Setsima TV, l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV, xibaar yu wér te wóor. acca salaamaaleykum mbokki internet yu Setsima TV encore une fois di leen nuyuwaat bu baax a baax ñoo ngi fii tey ci Golf Sud fas yéene waxtaanee li nga xamante ne moom moo di actualité du jour comme ni ñu koy faral di defee ak yéen tey nag boo gisee lu tax ñu ñëw fii nga xam moom moo di Golf Sud dañu fee fekk benn ndaanaan boo xamante ne bi mën naa ne moom dafa nekk koo xamante ne bi day topp actualité rappeur la xam na actualité rap xam na li nga xamante ne moom moo di actualité Sénégal donc bu ñu ko choisir pour waxtaan ak moom muy Xuliana bi lu rëy la suñu mbégte la ak suñu bànneex ndax ñëwoon nañ fi la fois passée waxtaan ak moom ci ay développement yu bëri tey nag mooy deuxième fois bi duñ def lu dul daal di koy bàyyi mu daal di nuyoo ñu dugg ak moom ci li nga xamante ne moom moo di aw waxtaan bi Xuliana bi dalal ak jàmm. waaw bisimilah rahmaani rahim Setsima maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sant di nuyu équipe technique bi nga àndal yëpp di nuyu Sénégal njaay gépp di masawu ñëpp ci fan yi ñu génn dëkk bi ni mu demee ak ñi nga xam ne yàlla dafa dogal dañ si gaañu am ci ay blessures ak ñi nga xam ne yàlla dafa jël seen bakkan maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. am na solo ñun itam ñu ngi lay nuyu baax di la fay Xuliana bi tey nag dañuy dugg ci li nga xamante ni moom moo di débat bi tey mooy situation actuelle du Sénégal parce que gis nañ ne Sénégal actuellement tàng na loolu laay wax ñëpp a ngi wax kilifa diine yi kilifa aada yi nguur gi ku nekk a ngi wax tey naka nga gisee situation bi nga xamante ni sénégalais yi dund nañ ko. waaw Sénégal moom ku waxal yàlla rek xam ne fan yi ñu génn ni metti na trop. bon am na ay xew-xew yoo xam ni kenn rafetlu ko dañ koy ñaawlu vraiment et puis du son suñu sago du demee noonu j'espère que muy population di état di politiciens yi fi nekk bon liñ ci mën a wax rek mooy di ñaan yàlla bu mu amati yu mel nii bu mu amati et aussi tamit di xamal kilifa yi fi nekk ne rek boo gisee nit ñi mel ni ñu meloon yor yenn melokaan yi ñu meloon amertume boobu yëpp c'est un cocktail d'amertume bu gars yi dajale ay naxar ay affaires yu bari yu gars yi dajale par rapport ak seeni droit par rapport ak devoir état par rapport ak situation bi nga xam ni c'est une situation sanitaire muy Covid-19 bi feebar bi ñëw na sonal na nit ñi ñu ngi leen di tëj état d'urgence fépp xam nga ñi doon liggéeyatuñu ñi doon am nu mu ci yenn anam yi amatuñ ko seen dépense su kër matul yenn sëy di tas yenn kër yi di yàqu xam nga yenn entreprise yi di wàññi seen i élément ba am ci sax ñoo xam ni bon dañ fayit nañ loolu la gars yi dajale léegi nag peut-être y a eu un politicien boo xam ni moom il a subi des injustices xam nga ba tey ñu bëgg ko ci incriminer bëgg ko yóbbu kaso xam nga xañ ko ay droit am xañ ko ay yelleefam loolu nag moo ànd ak amertume population bi rek def benn boom waaw te li gars yi di wax rek bon gaal gi moom ñun ñëpp ci nekk kenn du ne bon fi ma féetee ba mu tàkk wala bu mu lakk gaal gi moom buy weng day wengandoo ñu ñëppay wengandoo buy suux ñu ñëppay suuxandoo léegi nag d'un seul coup mu def benn boom def résultat yi mu def kenn rafetlu ko kenn souhaité wu ko peuple Sénégal loolu rek man noonu laa ko gisee daal. ci biir loolu dañ ci desandi ba tey est-ce que yoon la population bu mer di yàq yenn yàq yi xam nga. tey sax dem nañ sax ba ci am na ñoo xam ne sax dañuy dajji ay bagage jàmbur sax di ko sàcc est-ce que loolu tamit yoon la ci population waaw loolu du yoon. loolu du yoon te kenn rafetluwu ko du yoon kenn rafetluwu ko mais loolu lépp boo gisee rek dafa am lu ko waral parce que boo xoolee fi nit ñi dajji li nit ñi jël yëpp mooy li nga xam moom la nit ñi di yittewoo nit ñi lan lañ jël ay ceeb lañ jël ay diwlin lañ jël suukar lañ jël comprendre nga yenn matériels yi nga xam ni dañ koy utiliser seen biir kër yi lañ jël loolu lépp. boo ko xoolee ça résume que ne seen yenn besoins yi ñi nga xam ne mënuñu ko woon satisfaire ci lañ profité ci yenn occasion yi def ko te kenn rafetlu ko moom vraiment kenn rafetlu ko neexul kenn waaw di xool rek naka lañ ko gën a mën a gérer xam nga di wax ni peuple bi yëpp benn la ñu xool autorités yi yan mesures lañ si mën a jël te kenn du si gaañu ñi yàqule tamit ñu xool naka lañ leen di accompagner naka la leen di état di jàppale ba nga xam ne. tey jii seen activité même bu mënul dellu à la ci forme normale am ñu xoolaat ñoom seen activité naka lañ ko mën a rétablir nànk-nànk aussi tamit lépp li nga xam ne yoon da ko si war a def ñu xoolaat ko tamit parce que bon ay xale lañ ñenn ñi ay ñoo xam ni bon xamuñu nu mu demee ñoo doon def yenn actes yi tey jii am na si ñoo xam ni buñ arriéraatoon jour yi li ñu defoon keroog kaas yeeg yooyu ñoom duñ ko defati waaye. am na solo waaye Xuliana bi ba tey dañuy des ni ci loolu si sa xalaat boo xoolee tey yaa ngi koy wax léegi nee nga askan wi
li ñu soxla rek moom lañ dem daj jël ko lu ci mel ne ay ceeb ay diwlin est-ce que yaakaaroon ne tam Macky Sall fi mu toll nii war na xoolaat régime am ci ko dundin bi parce que nit ñi dafa mel ni dañoo xiif de boo gisee koo xamante ne bàyyi na fi lépp dem di jaay di Auchan di jaay ay Choco yooyu di jël lekk yi di yóbbu seen kër daa mel ni askan wi dañoo xiif. waaw xiif gi mu ngi fii xiif gi boo xoolee sax laata Covid 19 di ñëw xiif gi mu ngi fi woon c'est que suñ politique sociale la ñu war a revoir suñ politique sociale la ñu war a xoolaat Sénégal dafa bëri affaire favoritisme Sénégal dafa bëri affaire bedd konta xeet Sénégal dafa bëri affaire faraloo ma rek doo séddu faraloo ma rek doo am yooyu baaxul yooyu day indi ay révolte yooyu day indi yenn nit ñi yor yenn tempérament yi suñ politique sociale la ñu war a xoolaat bu baax a baax man noonu daal laa gisee quoi. am na solo ba tey dañuy dem ci li nga xamante ni moom moo di situation actuelle du Sénégal ak xuliyaana bi fu ñu jëm mooy discours yi nga xamante ni gars yi def nañ ko ku ci mel ni dañuy njëkkee ci discours ministre de l'intérieur naka nga ko gisee. waaw ministre de l'intérieur bi moom bu muy wax da ngay gis ne benn jeune autorité mooy wax benn procureur mooy wax xam nga benn nit koo xam ni xale la dañ ko dénk mooy wax quoi te doole lay doon waxee. parce que am na fu situation bi tolloon keroog ba muy wax soxlawuñu woon yenn kàddu yu agressif yi soxlawuñu woon yenn propos yi léegi nag bon bi ko population bi déggee gis ne kii kat il a un discours de va-t-en-guerre kii kat discours am bi c'est un discours boo xam ne c'est un peu teigneux gars yi ci lañ na waxa hop moo tax après le résultat loo si gis situation bi dafa gën a aggravé wu parce que propos ministre de l'intérieur bi à cet instant là dañ jàppoon ne sax ay insultes la quoi. ñu dem ci benn discours ku ci mel ni ministre de la justice moom tamit def na li nga xam ne moo di discours am ndax nga ko gisee. waaw ministre de la justice bi aussi bon il a fait les mêmes erreurs boo xoolee ak bi le ministre de l'intérieur def l'ex-procureur de la CREI moom bon dafa jël lépp orienté ko ci mbëri la wax ñoom ñoo toog bëriwuñu gëj nañoo défoulé. xam nga dañoo entraîné fees dell ak énergie ñoom ñoo doon exprimer wu ñoom ñoo doon casse ñoom ñoo doon violenter noonu population bi ñoo doon def yenn affaires yi bon moom foofu la ko wékk li tax mu wax loolu mooy moom du coup bi leen affaire bi dalee boum ay autorité lañ peut-être sama yaakaar affaire bi daf leen ëpp loxo xamatuñu kan la ñuy imputer problème yi xamatuñu kan la ñuy imputer bon kii am nu mu tuddati dajaloo yeeg attroupement yi kaas yi ñu ne mbëri alors que à ce moment là mbëri ñoom ñu ngi toog 1 an et quelque bëriwuñ 1 an et quelque presque 2 ans lañ toog ñoom bëriwuñ xam nga ñoom mbëri boo xoolee ils se sont bien organisés pour wax ne ñoom dañ leen war a wutal ay solution pour ñu bëree dañu war a ubbi làmb ji def nañ fi ay point de presse def nañ fi ñoom ay émission te ku waxal yàlla rek bon man de gisuma mbër bu toj wala mbër bu yàq man gisuma ko. comprendre nga léegi bu ñu demee ba imputé leen ko kooku ci lendemain wu libération Ousmane Sonko kooku day juraat beneen problème. donc gouvernement bi il faut ñu xoolaat tuuti seen communication. parce que dëkk bi mënul toll fenn foo xam ne autorités yi nga xam ne ñoo yor yow sa sécurité autorités yi nga xam ne ñoo yor sa justice ñooy waxee nen ni waaye donc man damay wax rek mooy damay wax président de la république mu jéem a xoolaat gaayam yi xoolaat communication bi gouvernement bi yor le problème du dara c'est un problème de communication gouvernement bi ak yenn autorités étatiques yi nekk ci dëkk bi fii yenn saa yi bu ñu waxee tu sens des menaces doole la ñuy waxee bu ñu waxee tu sens dañ lay xoxatal wala yooyu doon alors que li gars yi di wax rek le peuple est toujours souverain ñoom fi ñu nekk ñun ñoo leen fa teg ñoom ni ñu nekkee ñun ñoo tax ñoom bu dul woon ñun ñoom duñu am ñoom duñu exister donc dafa am benn réciprocité bu war entre ñun ak ñoom mooy lan ñoom dañ leen a war a déggal jox leen cër ñoom it ñu delloo ñu loolu mais yenn discours yi bu génnee rek après. day indiwaat leneen quoi waaw day indiwaat leneen. effectivement tu as raison waaye tamit ba tey balaa may ñëw ci discours Sonko dañuy ñëw ci cadre rap parce que ku la xam la ci rap ku la xam la ci hip hop tey boo gisee ñu jël émission bi def ko fii ci mbedd mi ku ne xam na ne rap alalu mbedd la tey ñu xaw a xëcc émission bi tuuti xaw ko yóbbu ci hip hop waaye nag ci biir hip hop bi nag day am ci actualité bi nga xamante ni moom mooy daw actuellement donc damay ñëw ci li nga xamante ni moom moo di ñaari rappeurs yi nga xamante ni tey génnee nañ ay son jëmale ko ci li nga xamante ni moom moo di situation actuelle du Sénégal ku ci mel ni Dip ak Ngaaka Blindé en tant que rappeur est-ce que yaakaar nga ne gars yi war nañoo toog ba dëkk bi tàng ñu soog a génnee son. non loolu moom booy teguñu ko fenn booy man li may wax rek
wax naa ko fi waxate ko booy affaire da yabaate lañ def parce que yow mënoo nekk sénégalais de bon teint xam nga dëkk fu mel ni Grand Yoff wala dëkk fu mel ni banlieue Guédiawaye bi temps bi di tàkk population bi di am lu ñuy naxarlu nga bàyyi ba affaire yi leer ba nga xam ne instant yi nii le peuple moo aye affaire bi dafa féete ci côté peuple bi nga dugg si studio yi gaaw wala xëy na sax ay son yi dencoon la génne ko ñenn ñi clip ko ku mel ni Dip génne ko teg ko fii xam nga di indil nit ñi ay wax ñu ne déeta waaye nga dugg place de l'Obélisque ñëw si rassemblement bi gisoo sax yenn booy di ko kokkali di ko mbiibal vuvuzela yooyu gars yi di yor xam nga ngaa ko di génne ay affaire fële mooy li ma leen waxoon rek tey dama amaat raison si kaw booy gis nga followers yi ngay am ñi lay follow ak like yi ngay am ñi lay like moo xam fu mu doon YouTube wala Instagram wala dara ñooñu c'est la population c'est le peuple le rap junior c'est une musique très engagée gis nga bu dee da ngay rap te mënoo génnee exprimer wu population bi li ñuy yëg li ñuy dund seen mbébét bu lay boo nga bàyyi ko léegi nag Sénégal ñoom booy boo gisee sens boobu ñu am ko di am yenn nombre de d'audience yeeg yooyu c'est parce que booy mujjee juddu yi nga xam ne fekkee wuñ lu bari ñoo leen topp mais ku xam origine musique sénégalaise la partie hip hop sénégalaise fi mu jógee ba am tey tur bi mu am ba nekk joyau bi mu am ay gars la yu fi nekkoon di ko kaas dañ ko xeex ay PBS dañ ko xeex xam nga Black G Recta Squad ñooñu dañ ko xeex nga laal feneen ak feneen ay Rapadio Bibson Keyti mais regarde Nit Doff kooku joobam la bàyyi depuis France ñëw toog si dëkk bi di fight benn affaire pour ñun ñëpp ñun booy nekk fii nga xam ne ñooy feesal yenn saal yi mënuñu ko booy ci tàllal micro sax man ci li ma dégg de yenn reporter yi ñoo ma ko wax nee nañ ma yenn booy bu ñu leen tàllalee micro sax moo xam ay Dib ak ay Ngaaka pour ñu wax ci situation dëkk bi da ngay gis ñu aju parce que lan la ay doom président bi sa gaañ la wala yenn ministres yi say gaañ lañ wala yenn autorités yi yow ñoo lay jox li ngay def sa kër ba doo wax dëgg léegi instant yii nii carte gi leer na dëgg moo fi ne dem ba dernier moment amuñu benn issue ñu doog a ñoom ñëpp feeñ gis nga yenn musiciens yi gis nga ko yàq gis sa bopp am na si sax ñoo xam ne à l'instant nii ils sont en studio yooyu ay sóob la man nag bi may def del baale muy am benn buzz bi di am benn bruit bi xaar ma si woon tey rek parce que loolu dama ko gis di ko dévoiler di ko naxarlu depuis mars nga xam ne un jour Sénégal dina mës a doon mais day kalaate déggoo li ma la wax au départ dama la ne Sénégal c'est un cocktail d'amertume ay affaires yu bëri la ñu dajalee nit ñi ay affaires yu ñuy dund ay injustice yenn tooñ yi yenn bedd contre xeet yi Sénégal da ngay dugg sax si yenn poste yi nga xam ne ay poste de police wala ci yenn bâtiment administration yi sax di wax wala di laaj sax renseignement ñu lay jaay doole di la yuuxu di la gëdd ay sénégalais ñoo lay def loolu xam nga génn fii dem ci yenn dëkk tubaab bi wala ci yenn dëkk yi mais da ngay gis accueil bi ngay am booy dem ci yenn infrastructure étatique yi xam nga sympathie bi la gars yi di montrer affaire yooyu moo fi bari affaire jaay doole Sénégal koo wax mu saaga la koo wax mu jaay la doole koo wax mu won la ne man nii laa toll nii laa doon alors que yow fi nga nekk ñun ñoo fa teg. am na solo dañuy ñëw suñu dernière question nag mooy discours bi nga xamante ne bii Sonko def na ko donc su ma nee discours bi am na ñu bëri ñeenañ Sonko dafa mel ni dafa bëggul woon événement yi jeex parce que yaa ngi déggaat ci benn baat ngi naan nag am na loo xamante ne bu ñu ko bàyyiwul gars yi dañuy génnaat manifesté wu naka nga gisee discours Sonko bi. waaw moom day expliquer ne li fi nekk bu fi jógewul continuité mooy am c'est-à-dire li waral booy génn dajaloo moom li waral moom muy xeex c'est parce que dafa am yoo xam ne daf fi ne loolu noonu buñ ko bàyyiwul dañuy continuer waat et puis moom day jéem a boobu noonu politicien bi benn côté mooy wax day jéem a garder constance am moom dafa am loo xam ne da ko gagné ba pare ci benn bataille comprendre nga ci benn combat comprendre nga léegi loolu lay bañ a perte day bëgg a garder loolu dem na sax ba naan bëgguma armée bi dem génne waaji palais bi wala population bi génne waaji palais bi dama bëgg ñu dem ci ay scrutin yu normal ay vote carte jële ko fi boobu moom gis na ni am na benn affaire leer na si bëtam te bu góorgóorloo tuuti gars yi jàppale ko si mën na si jot boobu foofu lay waxee il a été un peu systématique si ay propos et puis aussi dafa dëggaloon boppam depuis au départ léegi dëggal boppam bi mu dëggal boppam bëggul def tànk ginnaaw bëggul reculer moo war a muy waxee noonu waaye aca Xoliya Nabi suñu waxtaan bi am na solo lool lu ñu cërale woon ci waxtu mi ngi jeex ñu bëggoon a xam exactement lan ngay tëjee interview bi. waaw li may tëjee rek mooy di gërëm ñëpp di sant ñëpp di la gërëm yow aussi ak équipe technique bi nga àndal xam nga di ñaan yàlla def seet si ma mu dem ba nekk télé aussi di wax population wu Sénégal
bon ñu gën a dalal xel yi rek quoi président bi dem am na lu mu wax di xaar mu acté ko quoi waaw parce que li gars yi di wax nit du li mu wax noonu la mel mais ni mu jëfee noonu la mel mu acté ko xam nga jéem a delloo siwaat jàmm ji stabilité bi aussi tamit comme moom dafa woote apaisement da nga koy acté man su ma ko jege woon tey président de la république wala ma am kàddu yu ma koy yónnee dama ko naan pour apaisement boobu noonu nekk dëgg da ngay libérer Khalifa Sall amnistier ko bàyyi Karim Wade amnistier ko mu ñëwaat si dëkk bi nga bàyyi leen ak Ousmane Sonko mi affaire bi nekk benn genre pëccoxoo ñoom seen biir ay jeunes lañ ñu dem ñu lijjanti ko. xam nga yow nga arrière quoi nekk un sage parce que affaire yi boo xoolee loolu mooy jàmm ji quoi et puis loolu mooy li ma souhaité. jaajëf solo ñu ngi lay jaajëfal Khoulia Nabi la woon fii ci Setsima TV dégg ngeen ko li mu fi développé yëpp ndaanaan la kulli fadrin comme ni ma koy faral di waxee di leen jox dig daje fii rek lay xewee ci Setsima TV ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf. Setsima TV, l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV, xibaar yu wér te wóor.